ñëw na dañu signaler ay contrat pour marché bi les commerçants contrat yoo ay cantine sunu cantine yi quoi mu ne day renouveler les contrats bi mu ñëwee mu def benn texte ci contrat bi def na la cantine ne peut être vendue louée ni cédée donc xam nga donc xam nga man am naa ñaari cantine donc su ma signé loolu ñàkk naa suma cantine ñi bis bi donc bi ñu demee ci conseil municipal bi mu ne nañ ko votel mu wax ne le maire est autorisé à signer des contrats ma jóg taxaw ne leen madame et monsieur les conseillers bu leen voté délibération bi parce que su ngeen ko voté da ngeen di nekk au-dessus de la loi te loi mooy mujjee bu ñu am gàcce nag 66 conseillers nekk ci Médina di voté loo xam ne ëllëg da leen di daaneel loolu war na nekk gàcce ci ñun ci commune bu toll ni Médina mais ñu voté ko te ñoom xamuñu ne mais le contrat il est individuel contrat mais nit ki mooy taw wax ak nit ki signé ko donc mënoo wax maire ne ko léegi demal nga signé ak góor gi Diop benn contrat mais mënul nekk donc loolu dafa engagé ñaar ñi koy signé donc fan moo ci mujjee ay xeex moo ci mujjee ba tuuru na fi jam nañ fi nit ay paaka lu nekk am na fi te loolu ñoom ñoo ko def parce que bu fekkoon ne nee nañ maire arrête le contrat là demal nga négocier ak commerçant yi toogal waxtaan ak ñoom autour d'une table ngeen jéem a set naka ngeen di signé contrat yi en bonne et due forme mais nag suñ ko nee defal nañ la délibération rek mu daal di ñëw coow li jàpp kaw jàpp suuf mais loolu ñoom it aussi seen responsabilité dafa engagé wu. man maay délégué marché bi loolu su fekkoon ne day am mais man kenn lu ma ci ëppale xanaa ñàkk ma fayda ba nekk fanweeri at ci marché 30 ans ma nekk ci marché plus parce que bi ma nekk jeune aussi responsable laa woon maa nekkoon responsable des jeunes commerçants yàlla def may dem ba nekk le délégué donc loolu lépp soo ko boolee war na mat 40 ans ma nekk ci marché léegi ñooñu mën nañoo occuper marché bi yëpp te man du ma ci am est ce que loolu soo amee man du ma ko dénoncé. non amul y en a pas déggu leen wax dama ne man ñetti cantine laa amoon benn cantine bi Bambara def élection laa dem jaay ko jox ko ñu campagne ko ñaar laa dese te kenn mayuma ko kenn saraxuma ko dama ko jënd suma xaalis parce que cantine li koy joxe fii mooy nga jënd wala nga luwee amuñu benn conflit ak riverains yi parce que boo xoolee riverains yi fii li wër marché bi nii presque soo xoolee kër yu ci ëpp commerçant yi ko jënd kër yu ëpp commerçant yi ko moom et vous pouvez vérifier ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk am seen i kër ñooñu maanaam ay mbokk lañu. xam nga marché toujours gu jot milieu ba mu nekk xam nga dafa am ñaar yu am gis nga yonent bi dafa waxoon ne sooy wut kër tànnal géej wala nga tànn marché parce que ay xéewal moo fay jógee mais nag xéewalu marché toujours ay day am ay inconvénients xam nga tey bari na ay néeg yoo xam ne soo demoon tey ci Médina yaa ngi koy loué au maximum 50 000 soo ñëwee ci booru marché néeg boobu yaa ngi ko soppi def ko magasin loué ko 300 000 donc il faut mu am ay inconvénients donc nag léegi am na ci ñoo xamante ni loolu duñ ko mën a accepter du dëgg donc loolu mooy indi ñaare maanaam loolu nga xam ne mooy nekk seen biir mais nag am na njariñ ci côté positif na ci côté mais dafa négatif ci beneen côté bi parce que sa cadre de vie ni mu waroon a mel du ni mel mais boo xoolee de l'autre côté aussi léegi néeg boobu su fekkoon du woon marché bi yaa ngi ko loué 20 000 francs wala 50 000 aujourd'hui yaa ngi ko loué 300 ou 400 000 ak yeneen yi nga xam ne moo ci topp di jël say glace di jaay ainsi de suite yooyu yëpp comprendre nga donc yooyu yëpp c'est positif. xam nga toujours lu jot rek faute bi day daal di dellu ci mairie bi parce que dafa am loo xamante ni su amee yow maire da ngay woo sa président commission man maay président commission à les marchés en même temps maay délégué marché bi donc am na yoo xamante ni dañ ci war di toog di waxtaan de façon périodique parce que mairie bi dafa bëgg infrastructure boo xamante dafa nekk ci Médina nekk infrastructure boo xamante les 3/4 du budget de la Médina moo koy def commerçant yi ñoo koy dugal 3/4 du budget ñoom ñoo koy dugal. kon ko ki ñu jox seen kaddu kon wërta nekk ku ndaw ci yow warul am ay animosité seen diggante warul am haine seen diggante ba nga xam ne doo toog di wax ak moom boo ñëwee yaa jël say décision parce que loolu mu def manque d'organisation bi ni mu ko defee moo waral aujourd'hui ñu indi ci situation bi ñu koy indi la ma waxoon ak li mu def du benn. lan la waxoon lan la def parce que bi mu ñëwee daf ma convoqué ne ma léegi moom xeex feebar bi préfet bi dafa bëgg a tëj marché bi léegi ma bëggoon nga jàpp ci ñu bañ a tëj marché parce que suñu tëjee marché bi sama recette day daanu. loolu la wax. exactement man xam nga man ci télévision laa toog di wax donc du ma wax loo xam ne amul parce que dina ko dégg dina ko seetaan donc li may wax te su ko déggee peut-être dina ko mën naa weddi man ko mën na dëggal mais lii la ma woo ci bureau wax ma ko ne ma nag dama bëgg nga dem xool
maanaam yow ak diw bëgguma tudd turu jàmbur sax ci kii quoi yow ak diw ma ànd ak moom ñëw def vérifier marché bi ñoo vérifier fi ma wax ne fa la bëgg a yëkkati muy ci côté jaaykatu jën yi fekk foofu la ma wax ne moom la bëgg a yëkkati muy côté jaaykatu jën yi mu ne moom la bëgg a yëkkati defaraat tuyau yi parce que tuyau yi dafa màgget defaraat lampe yi su paree delloo leen fi dama bëgg sax pour le moment ma jël leen dugal leen ci école bi ñu toog foofu di jaay ma ne ko monsieur le maire mu ne am na ko jël jigéen ñi leen dugal ci école bi du affaire parce que loolu mën na indi ay problème mu ne ma non école bi c'est une compétence transférée man maa ko yor ma ne ko mais moom dëkk taxul lu jaay nga ne dama koy jënd dafa am loo xamante ni soo ko defee ça peut créer des problèmes man de su ma doon yow dañu woo jigéen ñu wax leen ne leen nañu nu may au moins 1 mois comme yow nee nga da nga leen fii delloowaat su ko defee boo defaree ba pare nga delloo leen fii mu ne ma d'accord naa ci xalaat léegi demal nga defal ma proposition j'ai appelé 3 personnes mën naa leen lim sax je crois parce que abu wàññiwul dara j'ai appelé Mambay Ndoye j'ai appelé Moussa Diop mi nga xamante ni moom moo yore affaire sécurité ma woo beneen ndijaayam ñu toog fii ci kër gi fii ñu toog daan ne léegi kat ñun li ñu gis mooy nañu organiser foofu mën nañ ko organiser de telle sorte que maanaam mbedd yi dañ ko bàyyi mu jàll dootul amati problème comme par rapport ak feebar bi ni ñu amee distanciement boobu ñoo xamante ni dañ ko joxe léegi ñu fexe ñu respecté ko donc loolu la ñu waxtaanoon mais avant ma di ko defal proposition bi moom toog naa am ay commerçant yi moo wane ma këyit gu nu maire jox mooy lan ma leen këyitu lan ñu ne ma daf ñu indil ay këyit nee ko day dindi foofu. kon yow da koy def te yëguloo ko. dégg loolu dama ne la avant ma di ko wax te li ma la wax dama ne ñett ñi ñeent ñu ngi toog fii ñu toog waxtaane ko avant man ma di ko defal proposition bi am na commerçant yi moo wane ma jot nañu këyit gi bi may discuter ñoom moom ci boppam woo ma moom maire ci boppam woo ma ne ma góor gi ma ne ko mu ne ma léegi am na benn arrêté bu ma def dama bëgg a dégg puis rue 19 ba rue 25 nangam dugg ni fii génn fi ma ne ko mais maire ñun amoon na proposition bi def mu ne ma non mënul xaar parce que feebar bi la mënul xaar non daf ma annoncé daane ma noonu mënul xaar parce que léegi il faut ñu def ko parce que sinon gars yi dañu tëj marché bi te man loolu laa bañ nangam dugg ni fii génn fii léegi bàyyi rek après ñu kii ma ne ko amee amul problème yow yaa yore say compétence yaa ko exécuté mais man amul problème bañ naa ko parce que bëgguma duggee ci neen ni sax parce que dafa lay boole ak riverains yi parce que am na loo xam ne boo ci duggee riverains yi dañ naan kii bëgguluñu lu baax parce que maire bi mu nga bëgg liggéey mais day entravé liggéeyam te maire bi li mu bëgg dafa baax ci population bi kon nag day kii mooy entravé liggéeyam te il fallait exactement qu'on s'organise parce que tey soo xool dama leen ngeen filmer ko après da ngeen ko filmer ngeen xool xam ngeen ni situation ba fa nekk moo gën a catastrophique soo demee tey ñooñu nga gisaat ñuy tabaxaat di jëlaat seen i weñ di defaraat di jëlaat seen i cantine di defaraat ku nekk 250 000 lay fay. ñoom dañuy fay 250 000 à 300 000 la ñuy fay. kan la ñuy fay loolu. mais mairie bi. mairie moo ko permettre. mais bien sûr léegi soo demee à la rue 21 maanaam foofu kii la soo demee boo duggee noonu ci rue 21 bi xam nga impasse la parce que dafa am ay cantines yu ñu fa installé. donc foofu commerçant yi installé woon nañu ba def ay mbaar ci kaw et tout ça. xam nga ñëw dajj ko ci benn jour ba pare dem installé waat leen fa le surlendemain. il y a problème donc. mais y a problème te loolu lépp su fekkoon ne concerté wu nañu mais waxtaan daañu ko defar ba nga xamante ni bii maanaam daañu am lu ñu bëgg te du am problème yu sérieux yooyu mais malheureusement y a pas de concertation. te il faut ñu comprendre benn affaire. xam nga marché. dafa nekk ay conflit d'intérêt maanaam. ku nekk da nga am ay intérêt yoo xamante ni jiitaloo ci kenn gis nga dafa am intérêt yoo xam ne amoo ci délégué toujours ku jot le délégué toujours problème day am rek nga ñëw nekk un délégué général mais fekk problème amul doo nekk délégué parce que am na yoo am ci suuf yoo xamante ni tey yow ñoom duñ la ko wax parce que boo xoolee ki nga xam ne dafa amoon magasin léegi magasin bi ñëw dajji mbaar ma dindi weñ ya ba léegi nga sës juste ci sa boutique léegi non moom laa lay expliqué xam nga léegi su maire ñëwee ne la léegi jëlaatal 1m50 ci kanam wala 2 mètres encore ci kanam nga defaat fa mbaar mais da ngay nangu kooku jël ngay tàggu délégué da ngay nangu doo bëgg sax délégué yëg ko di ko dénoncé donc loolu mooy intérêt bi nekk ci biir